Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal. Salut chers internautes. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle émission Black Rap. Ouais, Black Rap c'est une émission qui a pour but de rappeler les rappeurs du zone 7. Du coup, tous les rappeurs du zone 7 c'est important. Ouais, Black Rap vous réserve beaucoup de surprises parmi lesquelles on va découvrir une. Ku ñu xool xam ne ñu ngi fii ci Comico tey. Voilà Comico ku ne Comico nga ne ay ndaanaan xam ne ay ndaanaan fi dëkk ci ndaanaan yooyu dañu dem seet si benn ndaanaan surprise lay doon comme ni ma la waxoon au début ndaanaan yooyu ñun ñoo koy xoolandoo gisandoo ko pour ñu sans tarder dañuy ànd dox ndànk dem xoole ndaanaan boobu ñu doon incha allah bi sama gars yi topp leen ñu dem. Yo man. Yo. Yeah, what's up? Nice guy. Nice. You cool guy. Lépp jàmm daa. Te dama defar surprise quoi. Ah, c'est une surprise. Voilà. Mais aujourd'hui moom Video Média TV ñoo seet si la. Ok. Kifna en même temps Kifna TV. Ok. Xam naa ne moom bett nañ la. Non, vraiment, c'est. Ah, mais ça fait partie. Non, lépp jàmm. Mais excellent. Ok. On entre maintenant sax. Salaamaaleykum Média naka la. gars yi ñu ngi lay ziar di la ziar bu baax a baax. Delloo ziar ma meen naka waar mi cool. Ah sant yàlla baax mais xam naa ni moom surprise moom dal na waaw vraiment teewoo na ngeen ma bett quoi. Ah ok ça fait partie xam nga soo doonee artiste à tout moment gars yi di lay soxla toujours du coup. C'est vrai. Ok léegi tey waa Bifnet TV. parce que dañoo ne pourquoi pas dañoo créer benn émission bu bees bu tudd Black Rap. Black Rap c'est une émission qui a pour but de révéler tous les rappeurs. maanaam tous les rappeurs du zone 7. Maintenant comme gars yi dañ koy kiiyee parce que dañoo xool zone 7 ça manque beaucoup de choses à l'intérieur pour avant par ñu gën a sori si lépp ñu lay bàyyi nga présenté wu. gars yi xam nañ kañ toogal tey ban daana lañ toogal tey quoi. ok salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum maa ngi nuyu xam nga Mediator la artiste rappeur from Comico from Bambilor voilà di am mbégte ak contentement ci seen teewaay bi tey quoi te vraiment bett ngeen ma tamit quoi tey seen initiative nice quoi parce que tey rap zone 7 rap Bambilor quoi en général dafa am lu bëri yu manqué quoi. donc genre yi nii day nice ñu koy gis fii di ko gis tamit si yéen quoi vraiment lii moom nice di am mbégte ak contentement seen teewaay bi tey. ah ok comme sama gars yi ni ñu koy waxee rek xam nga moom ñu ne média ñu bëri xamee nañ ko ñu bëri xam nañ ko fii voilà média tey dañoo ñëw pour gars yi xam kamay média ak fu média jóge depuis quand la média commencé rap ak média la muy projet ak média si lan la nekk à part rap média si lan ak lan maintenant sama gars yi ki ngeen di xool mooy Mediator ñu bëri xam nañ ko si zone 7 xam naa ne après émission bi muy gën a yaatu ak yéen da ngeen xam ko mooy Mediator ñi ko xamoon dinañ ko xam ñi ko xamoon dinañ ko gën a xam bu baax a baax incha allah kon nag média pour sans plus tarder. dañoo bëgg a xam exactement qui est Mediator. ok damay delluwaat ginnaaw di jégalu di nuyu sama gars yëpp. sama team bi on my gang. gars yi nga xamante ni depuis le début ñoo ci jàpp. fépp fu mu mënti dem ñooñu fay ànd ak man. xam nga di béggee ñëpp quoi sama manager Zundumu. ñoom Ndaw Kaana ñoom Amze xam nga ñoom Kalzi Boy ku lim jum quoi di béggee sama frère Issa Tall. gars yëpp quoi ku lim jum ndax gars yi depuis le début ñoo siy jàpp. muy métti ñu siy jàpp ba tey jii nii quoi. ok pour répondre sa question. Mediator benn jeune artiste la. bi nga xamante ni mi ngi débuté carrière am mën naa ne fin 2011 début 2012 comme ça. à Thiès laa tàmbalee sama début carrière ak benn groupe bu ñaan secteur Jimmy 4 lañu woon. ñu koy teewal. def pas mal de concert à Thiès. jël aussi ay meilleures révélations foofu Thiès. jël ay compétition nationale jël ay compétition foofu tamit foofu au niveau de Thiès. tuxu si fii Bambilor 2015 xam nga rek ak gars yi nga xam ne ñi dañuy jàng. ñi nekk ci leneen moo tax après ku nekk jël yoonu boppam mais. du problème du dara quoi ay juste problème temps la woon. moo tax après ku nekk jël yoon boppam. c'est ça Mediator daa artiste la ba nga xamante ni voilà ci zone bi la représente Bambilor instant bi ak Comico lay teewal fi mu nekk nii. ok waaw comme ni nga ko waxee nga ne Média depuis 2011 la commencé rap. maintenant tu vois sama gars yi ni ko déggandoo maintenant Média dañoo bëgg xam exactement lan moo la poussé si rap ak loo séntu si rap. loolu dama ciy sawar a tontu quoi parce que tey mën naa ne ay côté 2007 laa commencé di déglu rap quoi 2007. mais dama amoon ñaar ñi nga xam ne ñoo ma doon influencé mais mosuma woon xalaat dinaa mos a rap quoi. parce que dama daan toog di déglu ay Canabasse Nit Dof ñoo ne woon samay référence quoi ñoom laa daan déglu tout le temps. man football laa focalisé woon xam nga football rek moo ne woon sama kii ay école de foot laa doon dugg ay centre
football rek moo newoon moo newoon sama affaire quoi. mais 2007 bu ma tuxoo jógee Thiès dem Saint-Louis jënd ay CD rap Galsen di déglu nit dafa Canabasse. ñu may influencé quoi ñoom mun naa ne ñoo ma gën a poussé ci li nga xamante ne ci rap la quoi. mais bu ma demee ba ay côté 2010 ma retourné waat encore à Thiès. di déglu ay son nit dafa encore di demee noonu. Fosco am. ouverture fois ñëpp xam nañu affaire de jeune la. sama gars yi ne pourquoi pas jël benn son imité. jël son boobu imité ko mu nice affaire bi commencé ñëw nànk. ba mu doon dëgg quoi. mais gars yi mën nañ xam ban son nga njëkk imité ak ban rap maanaam ban rap nga njëkk imité quoi. son boobu est-ce que yaa koy fàttali ko ba léegi. parole yi naa ma fàtte tuuti parce que son bi xam na yàgg. benn groupe la bi nekk Saint-Louis bi ñu naan Nevermind quoi ay gars yi dëkkoon Saint-Louis. dañoo amoon benn son mu neexoon ma trop. ma jël son bi indi ko Thiès. sama gars yi tamit apprécier son bi mu naay trop quoi ñu ne pourquoi pas Fosco bi. jël son bi joué ko au début man bëgguma woon quoi. parce que rap newuloon sama mbir football rek laa gëmoon. après ñu jël son boobu joué ko affaire bi cool quoi mu nice. nga ne pourquoi pas ñu continuer def rap ma ne non man moom bon damay stop quoi lii bi sama mbir. ok wala débuté quoi. ok waaye sama gars yi maa ngi rappelé ba tey ñu ngi si Bidew Media TV collaboration avec Kifnet TV waaw ñun ñu ngi fii si Mediator rapport bu mag bi ok par rapport li mu wax fii yëpp dégg ngeen ko am nga benn parcours bu ndaw la ak li nga am nga lu bëri ngeen jot a xam si Mediator maintenant dañuy continuer fa tey actuellement gën a laaj affaire bi gën a tàng maintenant Média dañu xool da ngaa def benn déplacement jóge Kees ñëw fii naan zone 7 mooy goxam de fi nga nekk ni tey maintenant rab bu nga amoon fële ak rigueur bi amoon fii est-ce que mu ngi fii ba léegi wala yaa ngi sant sa bopp si rab bi nekk fii ba léegi. bon dafa xaw a des parce que bu ñu nee Thiès xam nga Thiès moom dëkku aar la quoi. ndax boo xoolee artistes yu gën a mag booy xool fii Thiès lañ dëkk. muy côté ci bépp côté quoi muy côté danse. côté rap. xam nga côté théâtre aussi. moom Thiès moom dëkku aar la donc ni ko gars yi di dundee foofu ak fii dafa xaw a des quoi ndax fee di nga am ñu lay épaulé dina am ay grand yi fa nekk ñoo xam ne yàgg nañu ko teewal donc soo tegee manifestation gars yi nañ si ñëw jàpp. par contre fii dafa xaw a des mais gis naa léegi moom mi ngi commencé jóg par rapport ak bu may soog a toxu si fii quoi fee daal moo gën a am rigueur. que fii quoi. mais loolu bëgg nañ xam yéen ñi en tant que artiste yi nekk si lieu bi maanaam yéen nekk si milieu bi quoi. lan moo waral loolu. la moo war maanaam c'est-à-dire rap bi moo faible fii wala gars yi production maanaam ñu war produit yi ñoo fi nekkul wala rappeurs yi maanaam ñoo woon benn maanaam benn xar kanam boo xamante day tax gars yi dañuy mën a sawar ñëw def si financer leen wala mën a tëgg ay concert yu mag yoo xamante ay méga concert comme Awards yi ngay dégg nii pour ngeen mën a def ay compétition lan moo manqué yow selon yow ak rapport ba xamante xam nga différence bi nekk ak fii ba rapport fii mu maanaam mu indoon la nii. je vois parce que tey jii mën naa ne loolu la mu ci sawar tontu quoi parce que boo demee Thiès day am ay comment dirais-je ay bëtël kii bu amee non fête de la musique. fête de la musique bu amee da ngay gis maanaam ñëpp ci jàpp quoi mairie bi day génne subvention teg. xam nga dañuy teg ay compétition génne indi ay artistes ba pare teg prix boo xamante ne ku gagné li ngay am. compétition yi ak fête de la musique yi ak yenn festival yi am. yooyu mooy gën a dooleel dëkk quoi parce que mais boo nekkee ci dëkk boo xamante ni. rab bi doxagul noonu. mais en même temps ku nekk di jéem a xëcc demal sa boor. ku nekk di jéem a soxorante. affaire bi du dem quoi parce que tey nekk gaale bu ñu koy tabax sax. balaa moo pare faa ñu def fondation ba pare mais duñ teg fondation rek ku nekk ñëw bëgg jël néegam. loolu du dem quoi faa ñu tabax gaale bi ba gaale bi mool. après ku nekk bi dugg ci néegam quoi. mais bu ñu tabax ñu ci fondation rek ku nekk di xëccoo. du mës a dem quoi faaw ñu booloo suñu biir def comme gars yëpp. def ay genre association boolee artistes yi ñëpp nekk benn. di doxee ci benn kàddu. après bu dee ba lépp sotti ku nekk jël sa wéy bopp quoi. ok kon sama gars yi dégg nga lu ma jaa wax c'est-à-dire que rappeurs yi ñoo doolul benn say. te damaa yaakaar ne suñ doyee benn say pour ñu damaloon du yomb mais kenn pour ñu damal day yomb day facile. maintenant sànq ba léegi technique précis di ko la ay question mais dañoo bëgg dem tuuti si deuxième partie élargir un peu affaire yi. comme c'est que man moom fii moom sama question surprise dama ko waajal nag. mais xam nga dama ko bëgg a laaj exactement ñun ñëpp ñoo koy laajandoo sama gars yi. ban la son bu njëkk a woy ba xam ne dama ko bindal boo xam njëkk a woy si concert son boobu laa bëgg Média mu rappelé ñu ko. man pour rappeler wax gars yi tamit. musuñu maa bindal lyrics musuñu maa bindal texte. barki alxuraan ci caméra laa taxaw kenn musuma taxaw bindal texte caméra la taxaw te ñëpp dinañ ko dégg. amul kenn ku mos a taxaw ne mos naa bindal Média texte bii nii mu rap amul. son bi ma njëkk a bindal sama bopp bi nga xamante bi ma njëkk a rap sur scène quoi. bi nga xamante ni sama son solo la. si rap laay dox la tudd
parce que football laa gëmoon xam nga gars yi tey jii nii dem ba sama gars yi li ma pousse ne dañuy def rap day nice. mais est-ce que son boobu mën nañ si am benn même bu dee 30 secondes sax gars yi gerte ko sama gars yi déglu leen ko xam ngeen ko bu baax a baax c'est Mediator si moom lay nekk nii xam naa tey moom wala plateau bi day mais nag bu leen découragé benn yoon parce que tu sais que affaire bi nii la parce que rap yombul quoi parce que moom par rapport lu mu wax yëpp parce que lu mu wax yëpp boobu tey xam naa ni kon dafa maanaam dafa souffert de rap quoi day su demee ba am ni tey maanaam jomb ko am ko si dara mais xam nga rek affaire bi day ñëw incha allah mais nag gars yi dañ lay déglu pour son bi quoi la ñu mën a déglu. texte yi xam naa xaw a fàtte parce que moo ne woon sama premier son solo quoi. waaw xam nga maa ngi doon wax si rap laay dox fly gox ba gox dara du ma yéem lu dul dox ci ndox. jëlal bi te bind yow li ma la jox li nga ko soxla yow ni ginaar ak cox ci rap laay dox. ci rap laay dox ma rap ngeen gis ma def ngeen gis dina rap ngeen gis ndax man rek ngeen kiis love and peace tey dara du fi kiis dina joxe lépp xëpp ci dama koy bëgg quoi dama xaw a yàgg quoi texte booy la c'est normal mais en tout cas man moom selon man lu mu si gis texte la am na ay maanaam am na ay flow quoi si biir nekk bon yu am doole quoi maintenant pour ñu continuer tu vois parce que j'aime les genres de choses là parce que affaire nii lay demee yeneen rappeurs yi je vous dis vous êtes partant yéen ñëpp kenn ku ne xaar leen Kifnet TV ak Video Média TV à chaque fois dinañ ñëw pour yéen ok Média ñuy arrêté woon loo dugg si rap loo motivé si rap mais à part mais dañoo bëgg a xam à part rap pour le moment est-ce que yow da ngaa suivre rap kese comme yenn booy ni nga ko defee parce que bañ a uti benn maanaam benn su yoo xamante moom moo nit jàppale parce que moment bi ñu gis ni man gëwuma est-ce que rap mu ñuy fay pour si zone bi ñu nekk nii kenn na kon en tant que yow rappeur bu mag yan question nga mën a jox booy yi ak booy ni lay mën a taxawaay rap ba rap bi dina yàq dara ba dina si am ma ni ñu bëgg ok damay revenir léegi si liw suñu benn grand daan wax grand boo xamante monument la ci hip hop Galsen di ko shout out de passage xawma ko xam naa ko du moins mais moom xawuma musuma gis mais dama ko daan kiffé di ko gis tamit mooy grand Gaston Bandi Mike li mu daan wax loolu laay indiwaat rek ma ne du kaañ moo tax ñuy rap mais kaañ mooy defar rap bi kaañ maanaam xaalis mooy defar rap bi quoi donc boo nee yow artiste nga te utoo benn mooy bi nga xamante ne moo léegi mën a may nga am xaalis dem di enregistrer say son di defar ay vidéo donc pas besoin ngay rap quoi parce que soo deful loolu rek da ngay dem sàcc wala def leneen te ñun ay dóorkat waar lañ xam nga ñun à part rap dañuy business xam nga dañuy yor boutique di jaay ay clous ay yére quoi dañuy business ci wax donc loolu moo ñuy mën a may tey di am tuuti xaalis dem di enregistrer wala teg suñu ay programme donc pour artistes yi nga xamante ne tey jii da nga bëgg am benn carrière bi nga xam ne ci hip hop bi te nekkoo di liggéey wala soit yaa ngi jàng da ngay sonal sa bopp quoi te aussi rap tamit faaw nga cultiver wu dem ci def ay recherche quoi voilà loolu moo la mën a permettre nga am ay lyrics yoo xamante ne ku ko déglu xam ne kii au moins quoi il a fait les bancs wala au moins sax dem na gëstu ji quoi ndax rap boo xoolee comme poésie la voilà day am ay figure de style yu bëri yu fay ñëw xam nga yu nga xam ku ko déglu tag da xam ne kii nii voilà xam na lu muy teg quoi oui ay sama gars yi nay dégg de du question que parce que j'ai juste une petit conseil entre gars parce que nu mu waxee noonu la demee parce que moom mu nekk si terrain bi xam na rap moom je pense que moo dansa yem ak lu mënti doon ak culture bi moo théâtre lépp tant que yoroo benn maanin bi mënoo ko def léegi dinañ di conseil kenn ku ne yaa ngi rap mais dama ut plan B mooy maanaam liggéey si dara tu vois maintenant xam nañu quand même Mediator xam nañ Mediator lan lañu motiver maanaam si lan lañu motiver mais Mediator daa am lu des ñoom lu des parce que Mediator je le suis xool naa ko génn na ñaari son yu mu mujj génne ñaari son yi laa bëgg mu tëmbal leen benn ngeen déglu ko nga xam ne Média parce que il parle de lii rek lu mu wax dëgg la parce que rap soo jàngul doo ko def parce que fii dëkk si su nekk ñoo bëri parce que ma déglu naa sa mujj son ba nga mujj déglu Média say wax quoi c'est vrai parce que je vrai dama bëgg loolu nga maanaam nga faram-fàcce ko def ko par détail gars yi dégg ñu xam yow lu maanaam loo si jublu ak lu ban message nga bëggoon lancer gars yi boo xoolee ñaari son yu mujj génnee genre continuité la quoi parce que bi ma avant bi njëkk bi mooy ragaluma loolu boo nee ragaluma loolu maanaam tu défies tout le monde ragaluma loolu xam nga mooy mën nga ne tey nga ne maa yow dañuy xeex ma ne ragaluma loolu maa yow dañuy bataille ma ne ragaluma loolu maa lépp loo teg rek man ragaluma loolu quoi après ma ñëw wëlbatiku deuxième son ma def King Zone 7 mooy suis le roi ici voilà maa fi teg tànk donc boo xoolee son boobu continuité la quoi mais sama gars est-ce que nga nangu daa mel ne sama gars dañ koy bañ de mais en tout cas daal képp koo bañ daal xoolal jëlal Kifnet TV Video Média TV il est de soi avec tout le monde xoolal képp koo xoolal rappel zone 7 la ñuy wax de mu ne moom mooy king bi yeneen xool nag ñun moom xoolal ay arbitre kese lañ kuy king xam ne kuy king xamuñu
moom moo wax de man waxuma dégg nga. ok so gars ok si noonu la demee te aussi maanaam ñun maanaam dañuy waaj mixtape. affaire day xaw a bari sa bopp quoi. yaa ngi comprendre son sax buñ ko bindee buñ demee ba rab ko sax après buñ ko waree buñ ko waree tegwaat à part mu nekk répétition. mën nañu juum ci paroles yi quoi. mais ku bëgg get son bi rek da ngay dem chaîne YouTube Média. xam nga Mediator ODM di nga get sound yëpp wala nga dem sama Reverb Nation. voilà xëy na dina daw aussi sur kii bi quoi Mediator. nga def O nga def 2 def M boo duggee loolu ci YouTube wala Reverb Nation da nga con sound yëpp quoi yow mujjee teg. ok amul problème léegi loolu damay demande réalisateur mu bind nañ ko si suuf ngeen gis ko. parce que rapport yi yéen mën a jàppale parce que ñoom tamit dañuy liggéey pour yéen. maanaam du yoon sax mu toog fi di dévoiler yenn son yi parce que surprise la xam naa daal muy waajal. loolu parce que Mediator seen gis du toogkat moom du toog. moo sa fois ñu xool ni mën a fay def dugg mais Mediator. pour le moment fi ñu toll nii dañoo bëgg a xam lan mooy sa projet ak looy waajal ak à part ñaari son yi nga génne woon. est-ce que ñaari son yooyu gis nga sa bopp ba léegi nii. waaw nice ñaari son yooyu ma génne moom wax dëgg yàlla cool quoi vraiment. parce que gis nañ ci benn retour bu nice parce que bu ñu njëkk a génnee dañ ko def vidéo bi jàll gars yi apprécié ko ñu génnewaat beneen boo xamante ni incha allah ñu ngi koy waaj vidéo gars yi tamit apprécié nañ ko quoi ñu ngi waaj tamit mixtape ci 2022 bu soobee yàlla gars yi xaar na génn ñu ngi waaj tamit concert le 8 avril incha allah rabbi samedi bi ci topp ñu ngi waaj concert waaj aussi ay don de sang ay reboisement fii ci biir cité bi ak yeneen action yoo xam ne ñu ngi koy waaj aussi pour ay dons tamit pour talibé yi parce que nekkuñu kese ay rappeurs ay acteurs de développement lañ quoi. donc ñu ngi waaj ay effets yu bëri yoo xamante ni maanaam pour suñu gox la quoi fii Comico ak aux alentours quoi zone 7 yëpp fu mu laaj rek nañ fa dem quoi. waaw di waaj tamit mixtape bi daal mooy tey jii lu gën a hard quoi li gars yi war a xaar ndax lépp a ngi si ku bëgg a xam lépp tey ci Mediator na nga ko xaar ci mixtape bi. voilà mixtape bi daal dina doog kon sama gars yi kon le 8 avril moom xam naa ne moom du yomb quoi. kon nag Mediator sama ko bëgg a gis lu mu liggéey lépp lu mu def si année 2021 2022 xaar na ko le 8 avril ngeen ko gis incha allah mais sama gars yi est-ce que yéen a dégg parce que sànni na beneen message bu ma neex parce que da lay woon na rappeur maanaam artiste même du question que da ngay toog si scène wala nga toog si plateau kese ngay rap nga gars yi di kekk sa son da nga war a bokk ci sensibilisation yi gars yi di def parce que loolu yëpp tudd na ko si bi ko c'est-à-dire que il est un patriote il est un acteur de développement ok Média loolu gars yi ñu koy rafetlu bu baax ah. donc kon gars yi dañoo mën a dañoo war a def ni yow quoi. vraiment moom bu kenn xëy na dina am ñoo xamante ne dina am idée yu gën a pertinent. mais dañoo gis ni carrément que ni xam nga rek da ngay xëy fajar di dem dóori. gis ay booy yu ndaw di la jege. xam nga di yalwaan taalibe nga gis ñuy sedd quoi ñii duñu am dàll xam nga ñii parfois xam nga dañuy xiif. après yooyu ñoo ñuy motivé ba nga xamante ni xam ne ay xale lañ quoi. parce que nga gis ay xale yu am 4 ans 5 ans nekk ci xam nga tali bi di yalwaan quoi. affaire la bi nga xamante ni daf ñuy touché vraiment donc dañuy xool wax ñëpp dañ koy lancé fii quoi wax gars yëpp nañ ko waaj parce que xam nga nañu xool bonne volonté yëpp ak ñun suñu dool li ñu mën ku ci mën a xam ci ay saabu yére dàll moo xam ne nga xamante ni xale dina ko soxla quoi. di jàppale ko taalibe yi quoi. ok loolu sama gars yi nekkul Média kese moo ko war a def képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Kifnet TV Vidéo Média TV maa bëgg nga def si grande participation boo xamante ne même donte du pour média mais pour sensibilisation bu bëgg a def parce que taalibe ku ñu bëgg a jàppale foog ñu am dara luñ soxla lu xaalis lañu bëgg gars yi teg ci table bi suñu weesoo si loolu ngeen rappeurs yaa ngi nii sama gars yi production ñoo leen ngeen produire rappeurs yi ngeen def ay cons def ay bëtal ngeen leen tourner ay clip ñu dem tu vois parce que loolu lañ ci am parce que zone 7 pour le moment dafa retardé si rap de trop parce que média leeral nañ ko la moo tax mu retardé xam nañu parce que par rapport ak kees fu mu nekkoon moom gis na benn grande différence su si nekk kon nag c'est-à-dire que Sénégal yéen war a jouer à vous de jouer maintenant ok Média xam naa ni bien vrai que tontu ko question yëpp tu vois lépp nice na lépp rafet na parce que ñu ngi sant gërëm ak surprise bu la dóora nii parce que loolu rek lañu ngeen am quoi am plus que si yéen lañu am si yéen lañu mën a liggéey parce que ñoo mën a demalante maintenant xam naa ni damay bàyyi nga tàggoo gars yi def fi benn show bu nice rek pour ndaw ñi kenn ku ne nga tekk ci mais nag daa am yoo xamante ne dama ñëwoon pour ñu maanaam dama woon andi pour ma laaj sama réalisateur moom ne pour même naa si bàyyi xel parce que damay gis parfois man moom si xat xool bi si dund sama gars yi fi ngeen bàyyi ñu bàyyi si xel man nag conseil bu am damay dem fu lépp lu zone woote damay dem damay gis ni parfois am na yenn booy ndaw yi petit yi su nekk dañuy jéem a classé du dóor grand yi mais est-ce que loolu ça fait partie rap ou bien day xumbar war loolu day yàq dara si yéen non loolu nice loolu moo rap ñoo ànd day mel ni nga naan kuy fubal ngay bañ ko la tàkkale soo bañee ku la tàkkale ci fubal da nga dem toog sa gàlle quoi boo demee toog kenn du la tàkkale parce que ñu man ku ma classe
soo ma clash mu dóob mu naaj dama koy partager quoi dama koy déglu mais boo ma clashé aussi te amul sens ni saful du ma la déglu quoi parce que tamit nit ki balaa ngaa clash na nga am talent mën a rab bi quoi parce que loolu ak rab ñoo ànd te loolu bu amulee rek après ñun duñu mën a maanaam mayante comme xaalis mbëri ni ñu naan dañuy mayante xaalis loolu la ñuy mayante ay vues loolu la ñuy mayante aussi doole quoi parce que tey di nga gis tey benn média toog benn boy bi nga xamante ni média moo ko jiitu rab mu ne média am na benn popularité pourquoi pas ma jëm koo xoos jëm koo dal ni clash ko su meree mën na maa tontu man amaana su ma ko tontoo tey média dina ñaan média ban booy la clash ni ba dem xooli booy boobu léegi bu ñu demee xool booy boobu mel nañ ko benn kii quoi mais à chaque fois nañ koy teg ci respect quoi te mën nga clash nit nga koy teg ci respect quoi yaa ngi comprendre tey doo xool ki nga xamante ni peut-être naan man na la nijaay wala leneen ngay clash di wax loo xamante ne amul ama clash ak dàggasante bokkul voilà booy clash da ngay xool teg ko ci norme mais pas di créer yoo xamante ne amul quoi di wax di sos loolu baaxul quoi mais clash moom ci hip hop waaye ñoo ànd nice waaw sama gars yi dégg de kon média xale la buntu bi képp kuy clash may clash bi damay def bind texte clash mais mu ne nice mais da nga gis reste la bokk parce que nit moom d'abord soo defee sa bopp rek am na loo bëri da nga koy dawale quoi parce que zone bi ñoo ko bokk zone su gagné ñoo gagné ak képp mu mënti doon ok man su ma ñëwee benn texte mais sama réalisateur bind ma texte boobu waaye bind son bi kii bi son bi maanaam booy ku ci clash da nga bind son bu nice mais ku ci bind son yoo xamante ne ay son mbalit la dañ koy lem ba mu nice teg ko ne son bi doon lu riche quoi na nekk ay hamburger wala sandwich bu fekkee ay brog mayonnaise la dañ koy tegee ne quoi duñ ko laal kon média bi ay hamburger leen laaj mais da nga andi ko dibi wala boog waaw sax na waaw ok mais média xam naa ni moom émission bi neex na ko dëgg yàlla am na bëri ñu ko teewli parce que tu vois xam naa ni moom rapport yi bëri yu si mag ni moom soo nee benn freestyle bu ndaw dañuy bañ ma doon juste pas non comprendre ba léegi nii quoi mais nag ginnaaw moom mooy premier invité te xam naa ni fokk mu neex émission bi mu tijji émission mu neex en plus que am na beneen surprise bu ñu ko doo si suuf peut-être xam naa dina ko bëgg mais média par rapport dëgg la su nee rappeur parce que am nañu topp si ginnaawam su nekk topp si ginnaaw am na keneen ki nga xamante ne mooy tax motivation yenn motivation mi amul sa ménagère te bëgg dañu tey nga wax ni sa ménagère lu mu téye ak mu soutenir ak man si stade bi mu demee quoi waaw parce que tey jii mën naa ne man du ma ko tuddee sa manager quoi ñooñu ay frère lañ voilà ay frère lañ quoi parce que ñooy defandoo lépp ñooy toogandoo ensemble mënoo ne diw mooy manager kii moom parce que ñëpp a farlu quoi mama mais dina am kenn ku nga xamante ni faa ngay jiital ko parce que boo demee sax si jàkk tey xam nga kenn mënuñu rek yemandoo sàppe quoi faa moom ku jiitu mën a jiite quoi ñu julli te sa manager mooy ki nga xamante ne tey ci wàllu hip hop moom mooy sa wasila moom mooy sa waajur quoi tey jii su ngeen àndee ci concert mu gis ni fii carrément duñ fi mën a jouer loolu nañ dem dañuy dem buñ la woowee tey concert te gars yi loolu la ñuy fàtte aussi nit dina la woo concert xam nga mu ne dama bëgg ñëw jouer mais moomatoo sa bopp da nga koy yëgal sa manager bu leen woowee bu ñu déggoo ci accord prix li ñu war a dem jouer ñu dem su ne duñu dem dañuy toog xam nga comprendre ñoom daal ñu ngi koy gérer nice affaire bi nag nekkul ay wàllum xaalis jox ñooy mi l'essentiel est que ñu jox la cër bi épaulé la foo jëm ñu ànd ak yow boo wootee ñu wuy si la loolu rek boo ko amee nice quoi mais bu fekkee da nga am manager boo xamante ne mi ngi fu sori da lay yónnee xaalis te du nekk à tes côtés mooy loolu quoi parce que xam nga loolu dafa neex quoi nga ànd ak sa manager nga toog mu dem kaleel la sa son xam nga donc nit maanaam nit ku maanaam loolu yombul quoi ci nit am ñoo xamante ne duñ ko mën nga dem toog nit ñi xam nga dem kaleel kii son moom mu taw fi ba dem non parce que am ñoo xam ne dañ ciy xaw a rëy quoi donc nit ku lay defal loolu xam nga di la jàppale boo dem concert moo lay waxal boo waree dem studio yeneen ànd bu ngeen waree dem def ay démarches yeneen ànd loolu yombul quoi ok waaye c'est vrai maintenant sama loolu dañoo bëgg nga wax ñu noo gisee émission bi mooy Black Rap ku ne Black Rap benn émission bi boo xamante ne moom bii mu am pour maanaam rap du zone 7 loolu moom d'abord wax nañ ko au début bi maintenant dañoo bëgg benn selon yow noo gisee émission bi ak émission bi yan pas la war am ci yoon te dox ak motivation nga xamante ne émission bi su ko defee day sori si lu mu bëggoon ak nu muy def ba dajale rappeurs yi ci benn gan waaw nice Black Rap mi ngi cool quoi parce que tey man yéen suñu amoon fii nii genre yu mel ni yéen yu bari donc rap bi dina sori fii parce que tey lii dafa neex artiste lii la bëgg quoi fu koy tiimale micro tiimale ko caméra quoi muy wax parce que tey booy rap wala booy rap da ngay bëgg ñu dégg la wala ñu gis la donc su ngeen ñëwee facilité ñu lii nii xam nga dafay gën a cool quoi donc di leen ñaanal rek seen fi ngeen teg seen tànk foofu la affaire bi jëm ci kanam ci kaw ci kanam quoi parce que tey tout début difficile quoi mën na débuter fii nii nga xëy fii balaa 6 mois balaa 1 an
avec level bi gën a jóg quoi. di leen wax ne rek foofu la quoi da ngeen koy teg naa gëm seen bopp demee avec les moyens du bord li ngeen am ngeen demee ko xam nga après le meilleur reste à venir quoi yàlla baax na. ok kon sama gars yi ñu ngi fii si Video Média TV collaboration avec Kifne TV tey dañoo gis woon ndaanaan ku ne ndaanaan moom xam nga rek parce que man am na bari ñuy wax mais man soo am loo xamante ne je pense que muy comico quoi parce que comico soo dugg dafa bëri ay ndaanaan sànq waxoon naa ko si ndaanaan boobu la ñuy roppi kenn jël léegi ñun dañuy xool si ndaanaan bi toog bi tey nag nañ koy jox thème benn thème rek la am muy thème black rap mu xool ñu si mën a xoolal tegal si lu neex lu douce suñu paree nag ak beneen rendez-vous ak feneen ak neneen quoi parce que fu mu toll nii moom moo ñu war a jox suñu jógee fii si ban rapport la ñu mën a dem pour semaine prochaine parce que émission bi day am chaque dimanche à partir de 18h bëgg naa ñëpp ñu teelu ko di seetaan ko émission bi seen émission la yéen ñëpp yéen a ko moom tu vois maintenant média waaw léegi xam naa da lay bàyyi nga tàggoo en plus que ñu bàyyi nga def ñu benn show si thème bi bu ñu tuddee black rap après nga jaare gars yi waaw maa ngi am mbégte ak contentement seen teewaay fi tey yaa ngi comprendre di bëgg ak gars yëpp bëgg ak gars yëpp képp ki nga xamante ne yaa ngi suivre Black Rap TV xam nga Black Rap émission bi cool na quoi demee ngeen suivre ko abonné wu ci chaîne YouTube bi gën a booster affaire bi gën a jug quoi di bëgg gars yëpp sama team on my gang bëggee sama manager Zundu bu nekk Zundu bu medd ñoom Kalzi Boy xam nga ñoom Boubs Amze ñoom Pulo laay seeg gars yëpp quoi ku leen jum ñoom xoo xam nga Zar ñoom météo xam nga ñoom Dams boo yëpp daal Zal ku lim jum quoi commission féminine bi aussi ñoom Fat Bintou Ngenar xam nga ñoom day xooja gars yëpp daal quoi ku lim jum maa ngi bëgg gars yëpp di wax gars yi da leen abonné wu ci chaîne bi quoi parce que lu dóob la ñoo leen mën a jàppale quoi avec jàppalante la yeah ok maintenant sama gars yi kii bi mooy lan surprise bi bii di ñëw war nañ dem Gorongoro wala ñu dem Bambilor wala ñu jóge fi dem ba Déel moom nag mën nañ dem fii ba Sànqal mais moom mooy xool tey fu ñuy yóbbu dañuy dem Gorongoro mbaa ñu dem Déel mbaa ñu dem Bambilor moom lañuy déglu parce que kenn ku ne xam ne rapport kenn ku ne fu mu nekk si moom loolu moom opportunité bu ñu koy may tey la parce que il est maanaam notre premier invité boo xamante ne si dañu mën a daje ak moom en plus que yóbbu ne taas bi mais média su fi jógee tey foo bëgg waa Black Rap dem foofu bon am naa xam nga tey su ma waxee fii rek amaana dina xaw a grave mais am naa ay suggestion yu bari tu vois donc puisque fii comico bëri na ay booy mën a rap am na ay booy mën a rap déedéet sama gars yi sama gars yi dañ koy bañ moom instant ñu bëgg instant comico c'est-à-dire c'est moi maa ngi dégg mu ne le king from où ak comico est-ce que doon na ko bañ du mais nag nañ ko may ñu parce que son fabricant daal donné parce que foog mu jël ko parce que kenn ku ne li nga am rek kenn ku ñu naan li nga dàq maanaam dàq darum dem si àll bi dàq li jëm si kër gi moo gën quoi ok maanaam comico bëri na ay artistes quoi comme que tey dugg si ngeen comico donc damay jox aussi pour yeneen gars yi nga xamante ni bu nga tey ñëw nañ gars yi découvrir nañ benn artiste comico dem beneen zone fii Bambilor am na Gorom 2 seen site foofu am na Gorom 1 aussi am na benn grand bi nga xamante ni grand ci pop bi mi ngi rap mais aussi xëy na booy yi xamaguñu lu muy teg quoi gaañ bu cool lu mën na muy Dipide gaañ bu mën lu muy def la bu mën rap la quoi bëgg naa aussi ngeen dem seeti ko quoi xëy na après moom dina jox parce que tey booy tey soo ma invité man day mel ni invité nga booy nekk fii rapport yi nekk fii Bambilor quoi donc comme que moom moo amagul tey chance bi nga xamante ne day conseil gars yi di ko bàyyi xel ak yooyu alors ku mën rap la amul gisuma tey ji Dipide kuy taxaw ne Dipi mënul rap mën na lu muy def gars yi mën rap la grand bu cool la quoi te bu yàgg ci game bi la grand bi nga xamante ñëpp ko war a jox respect donc dama lay jox pour dama lay jox direction ci moom quoi di la indiquer ci moom quoi nga dem seeti ko grand mën lu muy def la Dipide ok tu vois Dipide xel li lay jëriñ ak xalaat ak ñu ko jot joxe parce que média aujourd'hui wax dëgg yàlla kontaan nañ si jox trop parce que affaire bi yomb na puisque wan nga ñu expérience kese quoi maintenant nag waa internet daa ñuy xaar mooy lan dégg baatu média ñu xool média lu muy teg si thème bu mu la joxoon sànq si Black Rap maintenant nag sama gars yi dama koy jibal micro mu bàyyi la wala média xaw fi pëndal tuuti mu jël ok média ok yeah that's média on the microphone noonu lay demee ñu ngi ma jox benn rhyme si Black Rap média tool mi ngi teg nii maa ngi nii solu ma kap noonu lay demee dama lay lekk ni benn garab indi beneen jàpp what the fuck dama wex xat
te du ma naan bi sax Mediator da lay door ba ngay daanu mel ni kuy daanu rap noonu lay demee impro freestyle gis benn caméra maa ngi nii yor benn microphone bu orange Mediator da lay door kaay fii xool lu muy demee nii kii di ma filmer yaa ngi nii def tout blanc Mediator da lay door ne ma semblant noonu lay demee da nga may ràññee ni ay tubaab ci benn semblant improvise noonu lay demee maa ngi nii def benn gilla vert Mediator da lay door kaay xool maa ngi nii toog naan zëm di naan ay verre improvise gis benn femme mi ngi nii toog benn laxasaay Mediator da lay door foo ma gisee rek sa xel laxasaay ñi lay demee saa su nekk man du ma mës a sonn nii soo ma tooñee sax damay jommi improvise noonu lay demee maa ngi nii di la xool di la xulli impro noonu lay demee saa su nekk maa ngi nii ci Kifnet TV Mediator ba leen noon kaay naan sa TV noonu lay demee impro du ñu mës a taayal du ñu mës a bàyyi xoolal 1 2 3 4 5 indi beneen jàpp damay rap ba jant bi di fenk impro noonu lay demee yëkkatil say baaraam 5 du ma mës a noppi du ma mës a taayal yaa ngi fii biir side Comico 5 ndaanaan yëpp fii la ñu nekk man la Mediator King Zone 7 ana ko sañ a weddi na def teew yéen ñëpp laay jàpp te ay ma jàppi buddi Mediator boo ko gisee sax da ngay tiit di ma xulli impro ni lay demee man dama mën a rap torop Mediator dafa mën a rap man la gars yi di wër indi beneen jàpp dama lay téye di la mbot nga daanu ci dër maa ngi nii di mel ni ku dër Mediator noonu lay demee impro noonu lay demee fii ba nekk may seen pro improvise def ay rasta Mediator da lay doo boo xamul dara mel la booy basta impro noonu lay demee maa ngi mel ni benn basta rhymes noonu lay demee fii ba suba ñu ma sa bàyyi Mediator da lay door kaay leen xool fii may seen bàyyi impro noonu lay demee Mediator dafa mën a rap trop waxoon naa ko sang freestyle impro noonu lay demee yaa ngi bii ci bet Kifnet TV di bégg gars yi bi fi teew kii sama bro la réer bu baax la saa yu dem jàngi daf may romb ay école am di ma nuyu di ma jox di ma shout out gel bii téye maa ngi bii nii sax di filmer gisoon naa ko daaw géej mu ñëwoon sax di ma def interview ci ay affaire de Sadio Mané loolu du ma ko mës a fàtte noonu lay demee gel bu système bu baax nga lool continuer sa liggéey yàlla na la yàlla taxawu mën nga li ngay def defal li ngay def te bul ci déglu kenn di béggee sama bro sama manager Zindo mu mbedd mi ngi nii toog yor caméra am mi ngi yor benn lan fàtte naa ko lu mu yor sax benn Camon wala lu mu doon sax fàttali ma ko ma xam ndax ma mën a demee wax ma Camon 16 Mediator dama lay jox ay bar 2 3 wala 16 improvise la maa ngi nii toog sama 16 fii la Comico sama 16 fii maa ko moom maa fi teg tànk Mediator moom góor la du sànq jànk sama gars yi ñu ko déggandoo bu baax affaire bi neex na ko dëgg yàlla dem na trop gars yi ba léegi maa ngi rappelé leen si Kifnet TV lii la ñu àndal woon tey ñu jox rendez-vous ba beneen semaine incha allah. respect man nag Kifnet TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifnet TV Sénégal